président Bira bu waxee ba pare ñun amatuñu luñ ci teg parce que mooy suñu kilifa parce que moom la kilifa yi dénk làmb donc pour rek def économie bi dañuy jëm ci benn bis boo xam ni muy Papa Sow Siteu ngeen di ay collaborateurs parce que ku ni làmb wax presse moo tax ñu convier leen quand même ci rencontre bi pour jox leen conclusion yi nga xam ni ndaje bi nga xam ni moo doon réunion avec la sécurité ñu daal di leen koy defal leen retour bi donc loolu moo waral teewaay bi combat Papa Sow Siteu nag dañ ci jël ay matuwaay yi mooy lan bu njëkk bi comme journaliste yi laay waxal journaliste yi wutal nañ leen benn place boo xam ni place oui je dis bien oui donc place bi dañu ko wut pour que d'une manière organisée ñu installer leen fa doo leen déranger kenn du leen déranger avec la supervision de la police li daan am ci lamb yi nga xam ni jàll na fi muy que ni barrière bi ku nekk ñëw langaamu ci ñiy wéeru ci loolu moom xawma beneen de waaye bii moom doo leen ko ci teg bët incha allahu rabbi cela veut dire muy manager bi di entraîneur yi di borom garam mbubb bi ku nekk na dem yéeg ca kaw cër nag nit a koy jox boppam bala ñu laa xamal sa bopp parce que du ñu jël ay millions dépensé ko ci benn événement yàlla di ñu kattanal ba bis booba ñëw nit jóge fële naan ñu c'est telle conduite à tenir xëy na li tax nga koy wax c'est conduite boobu moo approprié pour yow mais man en tant que organisateur damaa jël bis bi teg ko ci loxoy Fallou Ndiaye Assane Ndiaye Khadim Ndiaye ak Yande Diop staffu PAF production day nekk en retrait ça veut pas dire que on ignore beaucoup de choses mais lépp lu ñu gis on ne manquera pas quand même d'apporter des réajustements li ci des nag moom mooy ay collaborateurs ngeen amoon na disposition yoo xam ne jëloon nañ ko bi ma leen di woo pour ñu waxtaan mooy que ni bi ngeen waxee friction yi ngeen am ak police ma ni leen c'est parce que gàddu caméra gàddu benn appareil police mënta xam yow yaay kan ci kaw loolu laa waxoon buur ne dinaa ko offrir ay gilet alhamdulilah yàlla mi nga xam ne mooy dogal ak kattanam ak mën-mën dimbali nañu ba jox naa ko léegi 100 gilets yoo xam ne bind nañ ci presse turu seen entreprise bi nag xaw ma société structure bi xaw ma ko moo tax defuma ko ci après loolu ngeen seet ko ba nga xam ne boo leen jàkkaarloog police tête à tête dina xam fi ngeen bokk loolu il faut que ngeen dimbali ci te respecter police bi it fi ñu leen ne jaar leen fa ngeen jaar fa bu ma ci kenn woo naan ma jàppale ma ceeg waxal ma lii ak dimbali ma ci su ma yoon newu ci man bu ma xasee ba dugg fii CNG mooy organiser parce que nag noonu la làmb tëddee manager yi ñi nga xam ni am nañu combat bu seen mbër bëree ba pare dañuy yéeg ils sont obligés dinañ am équipe boo xam ne loolu rek lay wër loolu rek lay toppatoo mbër mi bu bëree ba pare yann waat ay bagages am dinañ ko wutal yoon boo xam ne dina dem yéeg ci kaw dem seetaan lamb ji moom manager bi cela veut dire que à part journalistes yi ñaari télévision yi nga xam ni dañuy def direct bi parce que pay-per-view la muy ITV ak 2S du ñu permettre kenn mu ut fi benn camp ak iTélépay ak seen affiche.com ñooñu dañuy def benn plateau donc pour xamal leen ne rek mbir la moo xam ne dañ koy teg ci charte mbër yi incha allahu rabbi sécurité bi dana leen jàppale accompagner leen ñu ñëw ci jàmm ñibbisi ci jàmm c'est valable pour aussi les amateurs dinañ leen jàppale encadrer leen ñu ñëw ci jàmm pour ñi nga xam ne nag jàmm la ñuy wër si waaw sécurité bi moom ñëwul pour def dara mais nag ku jalgati boo wéeteeg sa bopp xam nga ni da ngay jalgati ku jalgati nag dafa am lu ñu warloo ak yow donc nañ leen jàppalante lamb la dañoo bokk yoon wu ñu jëm muy lamb moo leen moo leen yitteel ñun ñu nekk ay acteurs nañ leen def benn convergence de vue converger suñu ay efforts ba atteindre suñu ay objectifs loolu la ñu ni woon dinañ ko waxtaane nañu ko bëgg it
lancer un appel li xew ci làmb ji ñaaw na gagné ak ñàkk gagné yëpp di dajji ay 6 loolu rafetul ñaaw na ci arène boo xam ne 32 milliards la bii mooy suñu première année buñ ko fas yéene exploité pleinement parce que bañ ko ubbee rek dañoo dugg ci mbas mi kon ñun buñ ko exploité woon année lëmm ba mu jeex xanaa dara dootu fi des donc dafay jaadu yéen ñi nga xam ni yéen lay yàlla dénk xarala yi ngeen di jotale ngeen jàpp ci communication bi parce que lii bis bu ñu yàlla nattoo ba décor bii jóge fi ñun nous serons mal accueillis te it su boobaa dootuñu taxawati ci benn sponsor wax ko lu koy convaincre mu jàppale lamb doot suñu image dootul rafetati te it gàcce danañu topp ba fu ñu jëm gàcce googu am na ñoo xam duñu recevoir gàcce jàppale leen ñu ci loolu mbër yi yéen a ngi may dégg waxtaan leen ak seen fan club yi waxtaan leen ak ñi nga xam ne ñoo leen di jàppale disposition yi ñu fiy fekk nañ ko respecter sécurité bi respecter infrastructure bi respecter waa CNG respecter promoteur bi nga xam ni mu bareeg mu tuuti mooy dem fortaatu ay kopparam am yéene ci tant de mbër yi fi nekk nommé la kooku boo ko respecté wul rek boo toogee wéetaat ak sa bopp war ngaa mën a dem tekki sa ngem loolu daal la ñu fi tënk di lancer un appel à la collaboration dans la solidarité une collaboration dans la solidarité cela veut dire une collaboration franche sincère ba bu ma gisee tey Lamine wala gis Pël kenn di ko néewal doole ma mën a simi suma veste bi jël ko kon Papa Sow Siteu yéen dafa am taxawaay boo leen ci war a taxawee dafa am loo leen ci war a wane te su may waxit xam ngeen lu tax ma wax loolu moytu leen ñu naan leen yéen ay yàq moytu leen ñu naan yéen ay def lu defuut loolu ça ternit votre image et une image ternie c'est une image boo xam ni négative loolu daal laa moon ci li may wax di leen baalu ak di leen baalu ak di leen jox rendez-vous incha allah di jox rendez-vous boobu wax dañ koy defar di jox rendez-vous ñi nga xam ni ñoom la ñu accrédité je pèse bien mes mots ñi ñu accrédité gilet nos gilets yi c'est pour votre protection c'est pour sauver votre image même là où je ne suis pas ou bien je serai pas là ngeen mën a affirmer wu avec cette identité pour montrer que ni vous êtes dans quelle structure mais ñi ma war a jox sumay accréditation xam nañu ma xam naa leen telle que soit la nature de l'influence telle que soit la proximité que j'aurai avec cette personne ou bien avec cette structure cotise pas njàcc pas. merci. jërëjëf Bour Kaay. pour wax dëgg rek président ngi nii dañu ni loolu sax duñu ci sax wax loolu la sécurité ñoom ils étaient même réticents pour wan leen ni ah voilà à suffisance c'est-à-dire que ñoom li ñu bëgg mooy affaire sécurité moom buñ ci sax wax nañ leen bàyyi ñoom dañuy doxal dañuy def seen liggéey et yaakaar naa ni am na nu ñu doon demee nu ñu doon taxaw sax vraiment waruñu fi toog di poser aux questions de sécurité. mais bis bu mag la ci wàllu culture ndax combat bi bokk na ci combat yi gën a rëy ci saison bi. déggoo li ma la wax de mbana la moo xam ni xorom si dina saf-sap lu mu jar pour que ku nekk boo ci duggee am loo yëg bu soobee yàlla di nga ko yëg yàlla na yàlla def jàmm. Bour ginnaaw kàddu yi Pape Abdou. c'est mon frère. Karaara ñu defal presse bi nga xam ne mooy association. nga xam moom la lu ngeen bëggaat. non ñu dem man di xoolal une minute rek. lan nga ci yëg. waa xanaa kontaan rek ak di remercier d'abord le président di remercier d'abord le président Bira Sène moom mi nga xamante ne que tey moom la yàlla dogal tey mu nekk ci bopp CNG bi parce que ñun làmb jeek képp ku ci yëngu tey maanaam tey ci ndigalam tey nga fi yëngoo aussi di remercier Pape Abdou Fall di wax ni que dëgg jar na delloo njukkal xam nga Fadel nga jàpp bés bu toll ni Papa Sow Siteu def ci la nga cay def ba desu lu ay fan ñu ne la mënatul a nekk ndax mas mi te sëqatul
yuuxawul jooyul boole li ko neex ak li ko naqari comme un très bon citoyen donc li ko Sénégalais yi mën a delloo njukkal mooy que bu bés baa Sénégalais yëpp mobilisé wu ñëw dagg seeni billet ñëw ci stade bi seetaan si def ko mobilisation boo xamante ne que du am fenn damay wax chaque journée ñun presse en ligne bi ku ñu jàpp la ñun ñëpp ci réew mi lañu dëkk ba tey beddi wuñu kenn nous ne sommes en guerre avec personne il faut que muy leer tey la ñu gën a tàllal ñëpp loxo ak ku mu mën a doon ñu ànd liggéey parce que lamb ji la ñu am dafa du kat lii muy def ni su bëggee woon du ko def waxuma la dara mu yëkkati ay teranga defal ñu ko donc warluwaay la ci ñun ñu jàppale ko ndax buñ ko jàppalee jàppale lamb en tout cas au nom du groupement des reporters de lutte ñu ngi lay gërëm di la ñaanal ak di la sant mooy lépp loo waxoon ak ñun ca keroog ba ñu dajee ci hôtel Colonial def nga ko ba mu jeex donc ci lancé boobu la ñuy woo promoteur yëpp képp ku ci am sa bés te bëgg ñu liggéey ci nañu daje toog waxtaan bu ñu waxtaanee rek solution dana am te bu solution amee ku ci nekk ci ñun yaa ciy bénéficié wu ndax kenn mënatu la dem sans la presse en ligne ku ko jàppit yaa ngi nax sa bopp wala kala koy wax mu ngi lay nax moo xam artiste nga moo xam mbërum làmb nga moo xam promoteur nga kenn mënu dem bàyyi la presse en ligne parce que dañuy dund beneen nouvelle ère numérique foofu la mbiru toll kon ñun nous sommes ouverts à tout le monde baare wuñu kenn déclaré wuñu kenn guerre xoloo wuñu ak kenn mere wuñu ak kenn ñoo ngi gërëm ñëpp ñoo ngi sant ñëpp waaye tàllal nañu suñu loxo képp kuy promoteur képp kuy acteur nekk ci làmb ji bu ñu mën a ànd ci benn cadre unitaire boo xamante ne que defar làmb moo koy tax a jóg. association bi nga jiite ban message nga ciy lancé pour ñu gën a ñàkk suñu bopp ba teraanga ji ñun defal. waaw ñu xam dëgg dayo bi. waaw xam nga li ñu leen di ñaaxee rek mooy nit ki bu la defalee teraanga da la sas li mu la sas kat mooy kaa ñu ànd ñun ak yéen jàpp doxal ba mu rafet dina am nag ay réajustement ndax am na ci loo xam ne loolu ça me revient personnellement ak Pape Dou ci lu ñuy waxtaanee loo xamante ne que day gën a ñoŋal waaye presque bu ñu ñëwee ñu organiser wu aussi parce que bu fekkee dañu ànd ci mbooloo te mbooloo mu ñu ne dafa am njiit bu ñu dajee bu njiit leen nañ leen def nangam rek nanu ko def. dëgg la ndax loolu mooy noppal maanaam loolu moo leen noppal mais bu ñu nee bu buur nee nii nit jug sànni ko fee loxo wala ku nekk def la neex loolu daf ñuy fragiliser te bu boobaa du ñu amal benn njëriñ bu ñu ñëwee ni ñu ko bëggee ñun ñu nekk association bi danañu waxtaan bu soobee yàlla ndax am nañ ci cadre bu ñu mën a waxtaanee danañu jël ay décision ba ku ci nekk boo ñëwee di nga respecté li nga waroon def. dolli jàmm kontaan nañu jaajëf non lu ñuy tàggoo lan la lu dul rek comme xool sedd na. non alhamdulilahi rabbil alamin li ñu bëgg rek mooy nañ leen teg lépp rek ci yoon gars yi ci liggéey xam ngeen seen bopp yéen ñi ci liggéeyul xam ngeen seen bopp man sama conclusion loolu la beneen bi ci des ñi nga xam ne dañuy dundee làmb te dundaluñu làmb nañu toog seen i kër man gëmuma ay carte pour ñëw dugg ci làmb là ça marchera pas gëmuma garam bu gëmuma costume pour ñëw dugg ci làmb man loolu du ma yëngal li ci ne mooy billet yi dañ koy jaay ku bëgg a dugg ci biir làmb daggal billet yi nga daal di ñëw pression moom ku ci indi sa pression yi di nga fi fekk équipe boo xam ni ils sont super outillés pour cette pression bu neexee yàlla veille combat bi dinañuy jaay billet yi jeudi vendredi incha allah danañu seet ñi nga xam ni jàppale nañ ñu jàppale leen ñu dugg ci biir lamb ji wax day leer mu déggoo wolof xanaa da ngaa bëgg ñu jaar ci accréditation bi ku liggéey ñu accrédité la ku liggéeyul accrédité wu ma la quelle que soit ta proximité avec Pape Abdou Fall je le ferai pas quelle que soit la nature de nos relations qu'on les garde ou bien qu'on les mette en berne je bougerai pas. yàlla na nga ci am ndam. Salaamaaleykum.